asalaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki diaspora man Babacar Ba conseiller technique secrétaire d'État Moïse Sarr moom mi nga xam ne moom la ñu toftal ci ministre des affaires étrangères son excellence monsieur Amadou Ba dénk ko sénégalais yi nekk bitim réew man maa bëggoon ñëw tey di waxtaan ak yéen pour indi ay leeral ci xaalis bi nga xam ne gouvernement Sénégal yëkkati na ko jagleel ko ay doomam yi nekk ci bitim réew. ba ca njëkk mooy ñuy remercier président de la république son excellence monsieur Macky Sall moom mi nga xam ne ba crise bi tàmbalee yëkkati na plan de contingence fii ci biir réew mi mooy plan bi ñuy wax le programme de résilience économique et sociale ñu toftal ca 1000 milliards junniy milliards pour jàppale askanu Sénégal pour dëgëral suñu économie pour aussi vraiment mën a tax ba ñu mën a riposter ci crise bi. ci 1000 milliards yooyu mu am ci ay pàcc yu bëri donc ay composante ñaareel ba ñu tudde ko résilience économique et sociale des populations jagleel ko téeméeri milliards 100 milliards ca 100 milliards yooyu 69 milliards ya mooy juróom-benn fukk ya ak juróom-ñeent moom mooy ceeb ak diw bi nga xam ne tey gis ngeen ñi ngi koy séddale ci biir réew mi ña nga xam ne ñoo ko yellool ñu jël ca fukki milliards ak genn wàll fukki milliards ak ñaar ak genn wàll 12,5 milliards jagleel ko doomu Sénégal ya nekk bitim réew jël ci fukki milliards ak juróom-ñett ak genn wàll 18 milliards point 5 jagleel ko payum courant ak ndox. tey nag ma bëggoon a ñëw ci sama wàllu liggéey ci secrétariat d'état bi nga xam ne moom lañ dénk Sénégalais yi nekk bitim réew indi ay leeral ci. fukki milliards yooyu ak genn wàll ya nga xam ne Sénégal yëkkati na ko jagleel ko doomam ya nekk bitim réew di fàttali di am mbégte ak contentement di naan Sénégal ci Afrique bi ñu ne nekk na presque mennum réew moo xam ne ba crise ba jógee feebar bi jóg àdduna bi lëmbe mu yëkkati xaalis ne man kat dinaa dem jàppale sama doom yi nga xam ne dañu nekk bitim réew ndaxte naam ñépp xam nañu ne doomu Sénégal ya nekk bitim réew seen taxawaay ci réew mi rafet kon loolu ñu koy sant yàlla. xaalis ba nag bañ ko yëkkatee mooy 12,5 milliards yooyu gouvernement Sénégal dafa am nu mu ko tëralee dañu ne jëluñu xaalis bi rek pour séddale ko suñu doom yi nekk ci bitim réew yépp dañu ne dañu jël xaalis bi pour jàppale ko doomu Sénégal yi nga xam ne tey ñi nga nekk ci ay jafe-jafe ca fa ñu dëkk feebar bi dal na leen wala feebar bi indil na leen ay jafe-jafe wala sénégalais yi nga xam ne naam dañoo génnoon dem bloqué ci ay yeneen i dëkk. ak ña nga xam ne nii aussi nekk nañ ci ay situation yoo xam ne réew yi ñu nekk mënuñoo am ca aide ya fa ne kon loolu xaalis bi muy benn enveloppe boo xam ne aide d'urgence la ñu tënke ko ci ay ñi nga xam ne moom la ñuy wax cible prioritaire moom la ma bamtuwaat ko fii mu leer cible ba ca njëkk mooy ñu ne doomu Sénégal yi nga xam ne jóge woon nañu Sénégal dem bitim réew ñii liggéey yóbbu leen fa ñii demoon vacances ñii demoon seeti seeni mbokk ñu bloqué ñu tëj frontière ya tey mënatuñoo ñibbisi peut-être ñu nekk ci ay jafe-jafe ndaxte dëkkuñu foofu ak doomu Sénégal yi nga xam ne dëkkoon nañ ci benn dëkk lu ci mel ni waa Italie wala lu ci mel ni waa Espagne jóge woon Espagne jéggi dugg biir Maroc dem bloqué biir Maroc fekk jafe-jafe yi am ñu tëj frontière ya wala ñi jóge woon Brésil dugg biir Afrique dem Addis Abeba tey ña nga ñu jël en charge ca Togo. donc ñooñu ñi nga xam ne mooy ñi ngi nekk en situation de transit bloqué à l'étranger moom mooy première cible bi beneen cible bañ ca toftal mooy suñu doom yi nga xam ne ñi ngi nekk bitim réew di jàng nekk ay étudiants te amuñu ay bourse ndaxte naam dañu jàpp ne ña nga xam ne dañu am ay bourse état bi chaque mois moo leen di fay étudiants ya nga xam ne nag dañu nekk foofu amuñu ay bourse di doon def ay liggéey yu ndaw kayit ya ñu yor du leen permettre ñu liggéey bu yaatu donc ñooñu aussi tey nekk situation de vulnérabilité ñu jagleel leen aussi ci enveloppe boobu beneen cible bañ ca teg mooy suñu mbokk yi nga xam ne ñi ngi nekk bitim réew nekk ci dëkk yooyu ñu ne te amuñu li ñuy wax ay këyit nekkoon ci ay procédure régularisation ba tey ñoom dispositif ya nga xam ne réew yooyu ñu nekk comme lu ci mel ni Europe waaw wala Amérique dëkk ya dispositif ya nga xam ne ña ngi koy def di ko jagleel seeni waa dëkk peut-être suñu doom yooyu nga xam ne nekk nañ fa nekk en situation irrégulière bokkuñu ca donc ñoom ñu ne ñun ñu ne donc xaalis boobu war nañ cee dimbali bépp sénégalais boo xam ne fa nga nekk dëkk ba nga ne mënoo bénéficier wu ca aide ba réew may joxe ci feebar bi beneen cible ba ca topp mooy ñi nga xam ne feebar bi dab na leen wala ñi nga xam ne sax feebar bi faat na leen bëreegul yàlla na yàlla def mu bañ a yokku donc bu loolu di beneen cible ba
waaye yemuñ ci loolu bi ñu defee loolu ba pare dañu ne xaalis bi bu jógee Sénégal chaque dëkk ci biir àdduna bi foo xam ne Sénégal am na fa ambassade ak ay consulat ñu def ay comité ya ambassadeurs yi ñoo koy jiite ñu toftal ca consul ya toftal ca association ya mooy lu ci mel ni daayira ak yenn association yi toftal ca député yi nga xam ne diaspora bi fal na leen mooy suñu 15 députés yi nga xam ne am nañ leen ci diaspora bi ñu bokk ca comité ya ñu toftal ca personne ressource boo xam ne bépp doomu Sénégal boo xam ne ci réew ma nga ne am nga fa kàddu am nga fa baat nit ñi wóolu nañ la pour que nga mën a ñëw bokk ci comité ba ndaxte naam xaalis bi bu ñu ko yëkkatee di ko joxee dafa am noo xam ne aussi noonu lañ ko war a séddalee ndaxte xaalis argent public la donc loolu nekk li nga xam ne mooy mécanisme bi ñu teg pour xaalis bi nga xam ne Sénégal yëkkati na ko pour dimbali doomam yi nekk bitim réew. beneen ba ca topp nag aussi ma bëggoon indi leeral ndaxte fan yi ñi ngi dégg ay nit ñu bëri di def ay désinformation ci réseaux sociaux yi ci wàllu xaalis boobu nga xam ne première tranche bi pàcc bu njëkk bi tàmbali nañ ko joxe ndaxte xam ngeen ne fii sax ci biir Sénégal première pàcc bi commencé nañu distribuer ci biir dëkk bi ceeb ak diwlin famille yi nga xam ne soxla nañu ko ci base fichier RNU bi recensement unitaire national bi kon national unitaire bi recensement national unitaire bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko yelloo ci biir gox-goxaat yi ca diaspora ba dañu njëkk a yónnee benn enveloppe bu njëkk yónnee ko suñuy consul ak ambassadeurs ya première tranche bi et urgence bi nii la laloo dañu gis ne dafa am ñeenti dëkk yoo xam ne ñoom la feebar bi gën a dal ñoom la feebar bi gën a sonal mooy dëkk bu mel ni France Italie Espagne ak Amérique dëkk yooyu tey nekk dëkk yoo xam ne nii feebar bi laal na leen ñu bëri fa aussi ay compatriotes ay doomu Sénégal yoo xam ne nekk na fa donc première tranche ba ñu yónnee dañu ne pour ñu jël phase prioritaire bi ña nga xam ne presque mën nañ koo xayma muy ñett mooy ña nga xam ne dañoo nekk en situation de blocage tey biir Europe état bi décidé na ne képp koo xam ne da nga nekk en situation de blocage transit dinañ la jox nga xam ne yónnee nga dossier ya nga war a yónnee yépp mu leer nga yónnee sa ko photocopie passeport ñu gis ca visa ba nga duggee gis ne aussi peut-être dëkk ba nga nekk yaa ngi yor carte de séjour mais yaa nga ca beneen dëkk nga nekk foofu nga bloqué donc bu fekkee ne joxe nga justificatif yañ lay laaj yëpp ci comité ba ñu ne kooku bu fekkee ne dem na ba comité bi de war la accorder et kooku cible boobu dinañ ko jox 500 euros 500 euros beneen cible bañ ca topp te bañ ca teg mooy ña nga xam ne feebar bi dal na leen ñu nekk foofu ca réew yooyu bu ko defee bu fekkee ne da nga ne yow feebar bi dal na la ñu laaj la nga joxe sa certificat médical gannaaw ba nga wonee sa carte d'identité wala sa passeport Sénégal pour mu leer ñu ne yow doomu Sénégal nga ñu laaj la aussi certificat médical ba ak hôpital ba ko bind mu leer ñu ne yow mii am nga feebar bi di vraiment coronavirus bi bu boobaa ñu jox la 500 euros. beneen cible ba ca topp mooy ña nga xam ne nii am nañu ku faatu ci feebar bi ci biir dëkk yooyu ci àdduna bi donc loolu aussi bu fekkee ne am na vraiment tey xam nañ ne am na ay cas yu am yàlla na yàlla yemale ko foofu dinañ laaj aussi certificat de genre de mort ba ak kayit ya ñu war a laaj yëpp bu ko defee foofu décidé nañu 2000 euros ci zone Europe ña nekk biir Europe 2000 euros donc ma baamtuwaat ko 500 euros pour ña nga xam ne nii bloqué nañu éligible nañu 500 euros par ña nga xam ne nii feebar ba dal na leen 2000 euros par ñi nga xam ne famille yi nga xam ne nii am nañu mbokk mu faatu ci feebar bi boo ñëwee ci zone Amérique ñu soppi ko ci dollar mooy ña bloqué 500 dollars la ka feebar 500 dollars la ka am famille bu faatu 2000 dollars la donc loolu moom mooy tey première tranche bi nga xam ne yónnee nañ ko ci ambassade yi pour ñu leen ñu jël rapidement vraiment cas urgence yooyu nga xam ne suñu mbokk yi ci diaspora bi ñu ngi koy jànkoontool ñu war a xaar aussi beneen phase bi ñëw gis nañ ne aussi ci wàllu étudiants yi am na benn enveloppe boo xam ne d'urgence boo xam ne yónnee nañ ko service ba nga xam ne moo nekk Paris di gérer étudiants yi nekk ca bitim réew donc ñoom aussi ñi ngi def seeni procédure xale étudiants yi nga xam ne ni amuñu bourse ñu ngi leen di laaj aussi ñu joxe attestation de non bourse de non boursier ak certificat d'inscription ci année scolaire bi ñu topp nekk 2019-2020 donc gannaaw ba ñu prouver aussi ne ay sénégalais lañ donc loolu moom mooy tey li nga xam ne nii moom mooy première phase bi ñu nekkee te gis ngeen ne fan yi secrétaire d'État bi Moïse Sarr ànd ak le ministre des Affaires étrangères Amadou Ba lancé nañu avec le concours des partenaires waa ADIE la direction du passeport la DAF la direction de l'automatisation des fichiers
plateforme de recensement boo xam ne nii fépp fu nit toll ci àdduna bi mën nga cee dugg nga recensé wu am benn numéro de dossier unique parce que tey toll nañ ci jamonoy confinement ci àdduna bi kenn mënatul génn di dem peut-être ci dëkk yi nga xam ne dañoo def confinement intégral di dem ci ay consulat di bindu donc loolu moo waral Sénégal ñu teg plateforme boobu boo xam ne nii bépp doomu Sénégal foo mën a ne di nga mën a toog nga bindu gannaaw donc loolu leeral yooyu laa bëggoon a indi tey dinañ dellusiwaat ci fan yi incha allah pour gën a indi yeneen i leeral ci na muy doxee parce que tey lépp loo xam ne ñu ngi ko ciy def ñu ngi ci wasu di ñaan yàlla moom mi mën mu en tout cas gaaw a teggi feebar bi ci kaw àdduna bi ba fépp fu doomu Sénégal ne nga mën a ñibbisi ñi nga xam ne bloqué nañu mën a ñibbisi seen i njaboot ñi nga xam ne fépp foo xam ne nii donc doomu Sénégal tëdd na fa feebar yàlla def yàlla fëgg sa bopp nga jóg yàlla dimbali ñu dimbali àdduna bi dimbali Sénégal pour que feebar bi vraiment ñu mën koo daan rapidement di terminer rek ci fàttali ne tey Sénégal ñi ngi am résultat yu am solo ñi ngi def jéego yu am solo gestion stratégie Sénégal bi nekk na stratégie boo xam ne àdduna bi ñëpp naw nañ ko ndaxte je pense que ñi ngi 3e au niveau mondial et 1er au niveau africain loolu li ko waral mooy xarañte suñu personnel médical bi seen pas-pas seen dévouement ñu leen di sant di leen gërëm di ñaan aussi bépp waa Sénégal ñu tënkoo ak recommandation digle ya nga xam ne moom la ñu digle mooy vraiment di raxasu saa su ne di takk suñuy masque di donc adopté lépp loo xam ne geste barrière la di wàññi regroupement yi nga xam ne nii amul njëriñ donc respecter consignes yi nga xam ne autorité sanitaire yépp jox nañ ko respecter aussi décision yi nga xam ne autorité administrative bi jël na ko lu ci mel ni couvre-feu bi donc di ñaan yàlla mu gaaw ñoo dimbali ci feebar bi wasalaam